man madame Aram Ndoye laa tudd université lay jàngale Cheikh Anta Diop UCAD man maay présider le jury 1260 fii nii si lycée Mekhe. asalaamaaleykum mbooloo mi waa Kajoor Entertainment donc di rafetlu seen teewaay ci jury bi di jury 1261 ci lycée Cheikh Mourane Ndao man maa ngi tëdd Bassirou Tall président jury jógee Ndar ñëw fii ren daaw aussi maa ngi fi woon donc di xam réellement li nga xam moo nekk ci école bi. alors lycée Mourane Ndao nag bu ñu koy xool ci jury 1261 bi 2 séries moo fi nekk la série L2 et la série S2. waaw li ñuy wax mooy ginnaaw ba ñu yàlla suturaale ñu commencé yëf yi ci bisimilahi rahmaani rahim ba fii ñu toll it ñu ngi sant yàlla ndax lépp a ngi jaar yoon di ko dalee ci commencement ndorteelu épreuve yi ba fii ñu toll ba premier tour bi jàll lépp yàlla def na alhamdulilah lépp jaaragum na yoon ginnaaw ba ñu amee lu toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti candidat diggante L prime ak L2 léegi bi ñu defee premier tour léegi ba corrigé lépp ñu ngi am ci boo xoolee ñi jàll d'office ñu ngi toll ci juróom benn fukk ak ñaar ñi nga xam ne dañoo jàll pour deuxième tour ñu ngi toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett donc boo xoolee loolu mu ngi toll ci lépp dina war a jege téeméer boo jël juróom benn fukk fii loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu ñu sañoon moo ëpp ko nag ndax yéene képp kuy kii mooy ñu am 100%. En fait jury boobu 1260 3 séries ñoom ñoo ko composé série LR mooy arabisant yi ñoom ñoo gën a baax résultat d'ailleurs parce que ñoom si 180 am na 113 yoo xam ne admis nañ si donc mu nekk taux de réussite de 62,78%. beneen série bi koy composé mooy série L prime yi ñoo ci gën a tuuti résultat te am nañu 49 admis ci 104 donc mu nekk un pourcentage 47,12%. beneen série bi mooy LA ñoom tamit seen résultat baax na parce que 7 rek la ñu woon te 5 yi admis nañu donc mu nekk en pourcentage 71,43%. admis ñi ngi toll ci téeméer ak juróom-benn boo koy xool juróom-benn fukk ak juróom-ñaari góor ñoo jàll d'office ci fanweer ak juróom-ñeent ñoom ñoo jàll d'office ci jigéen ñi. admissible yi maanaam ñi nga xam ñoom la ñu permettre ñu def épreuve de rattrapage pour dabu ñi nga xam ñoom ñoo jàll ñu ngi toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar yooyu foofu jigéen ñi ñoom ñoo man góor ñi parce que góor ñi ngi toll ci ñeent fukk ak ñett jigéen ñi ñu ngi toll ci ñeent fukk ak ñeent. examen nag bi ñu ko defee ba mu jeex tàkk am na ñoo xam ni amuñu yàlla def na jàlluñu ñooñu ñu ngi toll ci ñeent fukk ak juróom-benn yooyu fukki ak juróom-ñeent ay góor lañu ñaar fukk ak juróom-ñaar yi ay jigéen lañu. examen nag boo ko defee am na ñoo xam ne dinañ teew am na ñoo xam ne duñ teew maanaam ñi nga xam teewuñu nag ñoom juróom-ñaar lañu juróom-ñaar yi benn jigéen moo ci manqué benn góor moo ci manqué yi di des juróom-ñaar yépp juróom-benn yi ci des ay jigéen lañu. loolu moo nekkoon résultat yi nga xam ni moom lañu am ci jury 1261 ci série L2 bi boo xoolee pourcentage bi mi ngi nekk téeméer bu ci nekk juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett bu tegal ñeent fukk ak juróom-benn ñoom ñoo jàll di pourcentage bu takku bu baax macha allah par rapport ak li nga xam moo nekk sur le plan national.
kooku moo nekkoon pour la série SL2 bu ñu xoolee série S2 bi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo màccoo ci science bi ñi ngi toll woon ci téeméer ak juróom-ñaar ci téeméer ak juróom-ñaar yooyu juróom-benn fukk ak juróom yi ñoom ñoo nekkoon ay góor ñeent fukk ak ñaar yi di nekk ay jigéen bu ñu xoolee ñi nga xam ne ñoo admis di ñeent fukk ak ñeent ci ñeent fukk ak ñeent yooyu fanweeri ji góor ak ñeent ñoo jàll d'office fukki jigéen ñoom ñoo jàll d'office ñi nga xam nag ñoom ñoo jël di baamtuwaat pour mën a dellu ñi ngi toll ci fanweer ak juróom-ñett fanweer ak juróom-ñett yooyu ni ñu ko defoon ci L2 yi noonu lañu ko defaat ci S2 yi admissible yi góor yi yu jigéen ñoo leen demee góor yi ñi ngi toll ci fukk ak juróom-ñett jigéen yi toll ci ñaar fukk donc di nekk loo xam ni lu am solo la ñi nga xam nag ñoom ñoo toog yàlla def ni jàlluñu ñaar fukk ak ñaar lañu ci ñaar fukk ak ñaar yooyu fukk ak ñaar yi koy góor lañu fukk yi ñu nekk ay jigéen ñi nga xam ñoom teew ñu nag ci examen bi maanaam pour feebar wala am na lu leen daloon daal ñett lañu benn góor ak ñaari jigéen boo xoolee aussi pourcentage bi boo ko natee boo jëlee téeméeri candidat juróom-ñaar fukk ak juróom-benn am nañu li nga xam ni mooy baccalauréat bu teb juróom-benn fukk ak ñeent donc mu nekk pourcentage 76,64%. di nekk résultat yoo xam ni yu appréciable la yoo xam ni bu ñu koy xool sur le plan national gëm naa ni dana sori lool la moyenne nationale. moo tax ñi nga xam ne yàlla suturaal na leen ba ñu war a ñëw ci deuxième tour bi ñu ngi leen di wax nañ ànd ak seen xel te daal ndax lépp li leen manqué yàlla def na bari na bariwul te mën na leen bu ñu ànd ak seen xel rek yàlla mën na leen suturaal ñu génn ci ak résultat yu baax incha allahu rabbi. waaw ni ginnaaw loolu yaa ngi wax ci maanaam ndax ñi nga xam ne yàlla daa def jàlluñu ndax amul ci ay contestation yaakaar naa ci tey ci suba ba léegi diggante 9h ba fi ñu toll nii ñu ngi joxe attestation ñi nga xam ne yàlla daa def jàlluñu waaye gisuñu ci kenn ku taxaw nañu lu tax nangam donc ñu ngi koy sante yàlla ndax di fàttali it bac du loo xam ne man maay xool ku ma neex wala ku ma naqari déedéet. ab logiciel la ak jumtuwaayu xarala boo xam ne moom la nit ñi teg ku fekk ne dañ la war a repêcher maanaam jàllale ci mention am na repêchage li ñuy wax repêchage ci nasaraan mooy jàllale ci mention wala jàllale pour nga jàll pour nga admission wala admissibilité admission mooy nga jàll d'office premier tour admissibilité mooy ñu may la ndax nga mën a jàll ndax nga mën a tantewaat sa wërsëg ci deuxième tour bi yooyu yëpp logiciel bi jumtuwaayu xarala bi ñu yor moo koy proposé donc du lu ñuy inventé boo dugalee notes yi lépp moo lay vérifier boo juumee sax ci dugal note dana la wax ne am na note boo fàtte donc loolu yëpp ñu ngi koy sante yàlla ndax bu yàgg ba yu bëri nit la rek mais fi mu ne lépp dalay fàttali lépp dalay wan ne la bu dara desee mu ne la nangam des na même relevé boo ko dugalut mu ne la diw amul relevé lan moo tax donc il faut nga expliquer ko donc loolu yëpp ñu ngi ciy sant yàlla donc nit ñi daal fi mu ne nii yaakaar naa ne bac moom contestation day gën di néew. donc li ñu mën a wax mooy résultat yi baax nañ c'est très largement dafa romb lool moyenne nationale bi ñu baaxoo di xam ci bac parce que bac c'est autour de 30-40%, 30-35% sax yooyu mais fii moom franchement ñoo ngi sant yàlla bu baax ci résultat yi ñu am te fu mel ne arabe bi LR bi dañ ci am ay performance bu baax a baax am na ñaari mention très bien am 10 xaw ma 11 mention bien ak mention à bien yu bëri sax macha allah parce que xale yi jàng nañ bu baax malgré que français bi nekkoon na seen problème ça il faut le souligner aussi mathématique bi aussi nekkoon na seen problème amoon nañ note yu xaw a kii ci matière ñaari matière yooyu
mais li ci des yëpp daal vraiment génn nañ ci avec d'excellents résultats. ñu rafetlu nag liggéeyu jàngalekat yi ak élèves yi nga xam ne aussi ñoom ñoo doon def di sant ñi nga xam ne aussi ñoo ñu dalal di yore jury bi maanaam administration bi parce que jàpp nañ ci bu baax ci organisation bi. li nga xam ni moo nekkoon mbas mi moom amoon na tuuti ay gàllankoor mais nag ñoom dañ ko jël comme seen yëf am na ñu nekkoon di joxe gel am na ñu nekkoon di joxe di jël température bi donc même au niveau des classes élèves yëpp ay masque lañ soloon. mën a libérer nit ñi ndax pression bi métti na coono yi stress bi waaye lépp nañ ko sant yàlla rek li ñu fi indi du dara lu dul yëf yi jaar yoon ku yàlla may nga war a jot rek nga jot ci kàttanu sunu. épreuve second tour yi xale yi ñëw nañu ba jël seen relevé mooy ñi admissible jël nañ seen relevé ba choisir nañ matière yi ñu war parce que yi ñu war a reprendre amoon na fi benn enseignant bu leen doon encadré ci choix boobu def nañ seen choix ba ñun tamit liñ ci war a def mooy dugal ko génne liste yi def nañ ko ba pare génne nañu liste yi xale yi war a composé yépp donc macha allah y a aucun souci demain organiser nañ ko surveillant yi ngeen fekkoon ni ñu doon woo ñu commencé ci jàmm incha allah. li nga xam ni moom la ñuy def ci examen bi nga xam ne deuxième tour la ñoom dañuy tànn matière yi nga xam ni moom mooy dominante maanaam bu dee S yi dañuy jël ñaari dominante ak benn dominante bu dee L yi aussi dañuy jël ñaari dominante ak benn boo xam ne du dominante def nañ ko mais laata ñu ko def am na ci ñoo xam ne aussi ñëw nañu di xool naan ah ñun kat suñu résultat bi lii waruñu ko am nañu nangam mais bi ñu ñëwee bi ñu confronté wu à la réalité dañu xam ni ñoom lañ leen jox moom la ñu mérité donc loolu kooku moom pour dalal xel ñëpp ñi nga xam ne par exemple dañ naan xanaa dañuy contesté amul kenn koo xam ne contesté na ba pare am ndam ci ñun ba ñu ñëwee di contesté li nga xam ne moom la ñu war a jëfandante ak ñoom laaj leen li nga xam ne loolu nañ ko laaj nañ ko parce que en fait xam nga examen yooyu mënu ci am note bi maa ko am def naa defuma yooyu yëpp kenn mënu ci nekk parce que chaque fois dañuy am feuille de présence te am na surveillant yoo xam ne dañu mat genn matuwaay boo xam ne tant que joxewoo sa feuille doo bind sa tur am na ci xale yoo xam ni dañuy bind seen tur ba pare gën dem seen yoon te duñ joxe seen copie loolu boo defee ay problème lay doon mais surveillant yi dañu am seen matuwaay boo xam ni tant que joxewoo sa copie doo bind sa tur ci feuille de présence bi loolu muy lu am solo loo xam ni dina tax kenn du ni par exemple bon def naa te defoo boo xoolee ci biti taf nañu candidat yi nga xam ni ñoom ñoo war a def deuxième tour ak matière yi nga xam ni ñoom lañ choisir laal lépp def nañ ko ba nga xam ni daal ñoo ngi ñaan yàlla ni mu nu ko mayewoon ci début bi ñu def ko ak jàmm mu mayaat na ko ñu defee ko noonu ba jàpp ba joxewaat résultats yi ngeen ñëw en même temps aussi di taatanaat ay information par rapport ak bac bi